jërë ngeen jëf la famille am mbégte lool mbégte li bëri nag ndax nag mbégte li xam lu ko indi tey fas yéene jàkkaarloo gi yéen muy anniversaire reine mère may doomu reine mère la waxoon ma méchant may doomu reine mère ma méchant bu fi reen ak ba ci roxaan joyeux anniversaire reine mère bu baax a baax salaam gaay maa ngi nuyu ñëpp cat ba cat ku lim juum jël nuyoo bi nag teg ko ci loxo reine mère na ko joyeux anniversaire sa doom nee na moo méchant te tey ngeen koy xam salam famille bi nuyu na namal naa leen nag bon il y a beaucoup de tension dans ce pays mais bon il faut aussi souvent nous nekk déstressé voilà alors tey moom xew-xew bu bees bu ne tak wàcc sunu kaw ban la démission Oumar Touré te dafa am lu bare léegi balaa maa dugg dafa am kenn ku ma jokkoog téléphone ku ko jege mais laatu ma leen wax lu xew ma lire démission chers sénégalais et sénégalaises lire ngeen ko sax mais day baax ñu lire ko après faram fàcce ko ci wolof wéel na parce que nag tey yi am na fi son am na fi kon déglu leen ma bu baax chers sénégalais et sénégalaises je m'appelle Oumar Touré mon nom ne vous est pas inconnu car il apparaît dans le procès verbal de l'affaire opposant mademoiselle Adji Sarr à l'honorable député Ousmane Sonko.
mu ne man maa ngi tudd Oumar Touré yéen sénégalais yi ak sénégalaises yi xam naa ne waru leen maa umpale ndax sama tur feeñ na ci procès verbal bi dox diggante ndaw si ñuy wooye Adji Sarr ak honorable député bii di Ousmane Sonko. Je ne suis qu'un capitaine de gendarmerie qui est dans l'obligation de parler au risque de ma vie, car à l'impossible nul n'est tenu. Mu ne capitaine de gendarmerie dong la waaye nag bu ma demee ba sama bakkan nekk ci xottu gerte maanaam ñu nar a boom amatuma pexe faaw ma wax. Depuis la fuite du procès verbal concernant cette enquête, je suis suivi par des individus dont j'ignore la vraie motivation jusqu'à ce qu'on m'apprenne qu'il s'agissait des éléments de la Direction nationale de renseignement sénégalais pour une affaire privée. J'ai été plutôt très surpris par cette mesure. Mu ne ba PV yi génnee boobu ba léegi li ko jaaxal mooy ay nit dañ koy topp te moom mu umpale lu tax nit ñooñu doon ko topp nee na mu laajte ba xam ne nit ñooñu di ko topp ñi ngi bokk ci Direction nationale renseignement sénégalais mu ne mu jaaxle ndax bu nekkee ne affaire privée dong la diggante ñaari nit moom ci bettange lool. J'ai ainsi saisi ma hiérarchie par correspondance en date du 3 mars 2021 de mes craintes pour ma sécurité et celle de ma famille. Mu ne le 3 mars mu bind ay kilifam ne tiit na lool ci sécurité ak bu njabootam. Depuis lors, aucune mesure n'a été prise et les individus continuent leur forfaiture en suivant tous mes déplacements, allant même jusqu'à mettre sous écoute mes communications en anticipant tous mes faits et gestes. Mu ne bam leen ko waxee kilifam yooyu ba tey jii ñoom ñi ngi continuer def li ñuy def te amul benn mesure bu ñu jël pour aar kaaraangeel dem nañ ci sax ba di ko déglu moom nee na daanaka lépp lu mu war a def ñooñu xam ko bu baax a baax. Mu ne ce qui constitue une violation de mes droits constitutionnels, tout cela parce que je suis soupçonné à tort d'être à la solde d'un opposant que je n'ai rencontré que le jour de la remise de sa première convocation dont j'étais porteur, donc en faisant mon travail conformément aux ordres de mes chefs. Mu ne sama ak sama yelleef yi nga xam ne constitution bi ñoo ma ko may ñi ngi koy violer bu jéggi dayo te teguñu ko lu dul di ma jiiñ ne dama xamante Ousmane Sonko di ko jox ay information te yàlla xam na ne jour bi ma jëlee convocation war ko jébbal Ousmane Sonko lay doog a teg bët Ousmane Sonko. Mu ne il est vrai que je suis astreint au devoir il est vrai que je suis astreint au droit de réserve. Toutefois, lorsque l'État n'applique pas la réciprocité, en respectant ses engagements envers moi, en mettant en danger ma vie et celle de ma famille, je suis en droit de dénoncer, de prendre les Sénégalais à témoin. Mu ne dëgg la naam comme moom soldat la dafa war a noppi droit de réserve warul wax waaye bu wëlbatikoo gis ne nguur état bi muy servir ay akam ak ay yelleefam ñu ngi koy salfaañe ba bakkanam ak bakkanu njabootam nekk ci xottu gerte maanaam ñu mën leen boom day jaadu mu wax ak sénégalais yépp ñu xam. Je tiens à informer la communauté nationale et internationale que tout ce qui m'arrivera à moi ou à un membre de ma famille sera de la responsabilité exclusive de l'État du Sénégal et de la gendarmerie nationale qui n'a rien fait pour faire cesser la violation de mes droits. Qui ne dit mot consent. Alors, je ne peux pas rester inerte face à tout ce qui peut m'arriver dans les jours à venir. Mu ne mi ngi wax communauté sénégalaise bi
communauté internationale bi ne lépp lu ko mën a dal moom ak njabootam responsabilité état bu Sénégal la ak gendarmerie nationale ndax ñoom xam nañ lépp nu mu demee ndax yëgal na leen ko te wax nañ leen ni ngi violer ay droits qui ne dit mot consent. Je défie quiconque de produire la preuve matérielle de mon contact avec le député Ousmane Sonko, hormis pour le motif cité plus haut. Rien ne justifie qu'on me surveille comme un vulgaire criminel en tant qu'un officier public. Si un officier de gendarmerie peut subir une telle discrimination pour faire plaisir à un individu, je me demande comment le Sénégalais lambda sera traité. Mu ne kenn mënta génne benn preuve ne mook Ousmane Sonko xamee woon nañ bu yàgg benn yoon la mës a gis Ousmane Sonko mooy jour bu ñu ko joxee lettre de convocation na ko demal jébbal ko Ousmane Sonko mu ne bu ñu demee nag ba man mii di liggéeyal nguuru Sénégal nekk officier de gendarmerie ñu mën a teg lii sama dar yërëm naa doomu sénégalais bu nekkul dara ndax xam naa lu raw loolu ñu ngi leen koy teg toutes ces personnes qui prennent la fonction comme un gagne-pain en voulant coûte que coûte se maintenir même s'il faut magouiller pour faire plaisir au chef doivent prendre exemple sur ce qui m'arrive aujourd'hui. Le jour où vous changerez de camp ou soutenez d'être à la solde d'un opposant, vous subirez le même traitement. Mu ne nit ñi nga xam ne nag ñooy def ñaawteef yooyu di magouiller pour lu neex njiit ñi nañu fàttaliku ne bés bu ñu changé camp li ko dal nii moom dina leen dal. Par conséquent, je transmets aujourd'hui ma démission au président de la République du Sénégal par voie hiérarchique en renonçant volontairement et d'une manière absolue aux prérogatives attachées à mon grade. Ki gore na nee na bés ni ki tey jébbal na président de la République lettre de démission jaarale ko fu mu ko war a jaarale nee na lépp li nga xam ne nag ak yelleefam la ñu war ko jébbal ndax grade bi mu takk baal na leen ko. Je préfère la faim, avoir la conscience tranquille que l'opulence en perdant mon sommeil et ma sécurité. Mu ne xiif bay bëgg a dee am xel mu dal moo gënal regg ba sa biir ne nee ne faaj te boo tëddee doo nelaw doo am sécurité. Toute ma vie je me suis battu contre l'injustice et maintenant c'est moi qui en ai l'objet. Mu ne li mu dund yépp injustice la doon xeex waaye tey ji gis ne na moom la ñu teg injustice. Mon plus grand honneur fut de servir la patrie par le biais de la gendarmerie, constituée en grande partie d'hommes intègres et de valeurs que je n'oublierai point jusqu'à mon dernier souffle. Mon honneur bi mu gën a rëy mooy servir gendarmerie ndax gis na fa nit ñu gore ñu tabe ñu baax ñu yiw te du ko mës a fàtte. Mu ne je déplore tout ce qui est en train de se passer dans notre pays pour une simple affaire. Mu ne mi ngi naqarlu lool yëngu-yëngu yoo am fii ci réew mi ndax affaire bu sew bu tekkiwul dara. Je présente mes condoléances à toutes ces familles qui ont perdu leurs proches durant ces derniers jours. Mi ngi jaale njabootu ñëpp ñu loru ci fan yi. Mu ne jeunesse sénégalaise, n'écoutez pas le discours incitateur de ce ministre de l'Intérieur irresponsable. N'écoutez pas non plus le discours endormant de M. Idriss Seck qui a fini d'être la risée de l'histoire. Et n'écoutez pas aussi ceux qui, par des mots, manipulent l'opinion publique. Mu ne yéen ndaw Sénégal bu leen déglu discours ministre de l'Intérieur bi nga xam ne xët-xët ak jaay doole lim nekk ndaw moo tax mu koy def wala discours Idrissa Seck bi di nelawloo nit ñi te moom xam nañ ne tekkeetul dara manipuler moo rek la fi nekkee
Regardez plutôt le legs de Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadj Malick Sy et de Baye Niass et tant d'autres. Fatali leen sunu maam yu baax yi liñ fi def Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadj Malick Sy, Baye Niass. Ne demandez pas la démission du président de la République, car il a été élu. Attendons l'échéance électorale pour ne pas entacher notre démocratie. Bu leen laaj démission wu kii di président Macky Sall ndax loolu mën na gàkkal suñu démocratie te dañ ciy bàkk Sénégal waaye nañu xaar rek ba élection yi jot waaye nag mën ngeen laaj démission ministre de l'intérieur, ministre de la justice, procureur de la république ñett ñooñu moom am ngeen sañ-sañ taxaw ne nañ démissionner. Je tiens à apporter mon soutien à tous ces Sénégalais qui ont perdu un être ou un bien. J'apporte également mon soutien à toutes ces personnes qui ont demandé que justice soit faite dans ce pays. Mingi apporte soutien sénégalais. Je remercie le commandant Beng et tous mes collaborateurs de la section de recherche. Toutes les personnes avec qui j'ai servi savent que j'aime et je respecte la gendarmerie, mais pas au prix de ma dignité. J'espère que la paix reviendra dans notre cher pays. Merci. Je remercie le commandant Beng, collaborateur. Lettre bi nak dafa am leneen li ci xew fi may wax ak yéen nii tembere Oumar Touré kenn mënu ko gis waaye gaay yi ñi ngi koy wër xarit benn bakkanam promotionnaire am maa ngi leen laa wax ak léegi téléphone xarit benn bakkanam mu ne ma ñun mënatu ko sax jot téléphone waaye comme dañoo am ay promotionnaire fu ne yëgal nañ ñu ne gaayam koy wër gi ñu koy wër nag xam nga lan la mooy dañoo bëgg moom mu ne dañoo pirater compte Facebook am def ci lettre bii waaye du moom loolu la gaay yi di bëgg du jëm koo tëjee mais mu ñëw ne musul bind lii musul wax lii dañoo pirater compte Facebook am def ci lii loolu la gaay yi di sàkku ci moom jamono yéen ni ngi koy wër te ñu koy wër ñeneen ñu dul waa gendarmerie xam nga lii yëpp ku ko liir xam nga ne dossier viol bi waay dafay dégonflé wu moo tax amuñu pexe ñu bloqué cortège Ousmane Sonko pour wutal ko yeneen chef d'inculpation dégg ngeen wax jooju lettre bi xawoon na gudd de ren mer mën naa ndox tuuti léegi tey dafa am laaj boo xam ne dama ko laaj mu nekk laaj bu am solo ñii lan lañu yabee lu tax respecté wuñ lu tax weguñu lan lañ ñu yabee ñu ko wax damay tàmbali ci Idrissa Seck ndax démb daanaka Farba Ngom ma nangul ko Farba Ngom ndax yàgg naa jot daanaka place Farba Ngom la jëloon di tagg Macky Sall ak un discours ambigu lu ne mu wax ko mais may laaj bi sax ma ne man ban Idrissa Seck laa mën a gëm ndax nag vaar yi daf fee bari n'est-ce pas gars yi vaar yi daf fee bari lool vaar yi daf fee bari lool daf fee bari lool
ñun buñu xamé né Macky Sall respecté wul Touba Idriss Seck moñu ko wax buñu xamé né Macky Sall respecté wul Tivaouane Idriss Seck moñu ko wax buñu xamé né Macky est un grand comploteur Idriss Seck moñu ko wax du deug ay ci Idriss Seck da moñu waxon li ci Macky Sall Dakar Matin man lima Ablaye Wade te mu ko Macky Sall ci 10 parce que Macky Sall ci complot bi mo doon comploteur en chef moko gëmlo ni idi day coup d'état rampant coup d'état debout Mahmoud Saleh jaar fele moko gëmlo ni idi dala enregistré waxi nen moko gëmlo ni idi amna alal jo xamni ken xamul nu tollu denc nako ci adina bi mën na coup d'état mën na sax jënd ay mercenaires etc. Dakar Matin waxon na ni Macky Sall waxon na ni itam waxam wéru waxna waxati waxe mais li mu ci dolli nak mo gëna yéme moy réew mi ngeen ko dénk dégluwu leen ci yéen dégluwu ci Touba dégluwu ci Tivaouane daa dem jébbalu ci ay force yu nekk bitim réew ñu koy sant muy def danañ dox tuuti ci kanam di ngeen gis li ma wax. Dakar Matin. kii lu Idriss Seck wala du moom ma tollanti waat gaay ne leen waaw ma tollanti rek ngeen dégg ba pare boo leen pare nag ma tollanti ne leen waaw wii de lay xaar wii rek ma tollanti waat tegal leen ko Dakar Matin man lima Ablaye Wade te mu ko Macky Sall ci 10 parce que Macky Sall ci complot bi mo doon comploteur en chef moko gëmlo ni idi day coup d'état rampant coup d'état debout Mahmoud Saleh jaar fele moko gëmlo ni idi dala enregistré waxi nen moko gëmlo ni idi amna alal jo xamni ken xamul nu tollu denc nako ci adina bi mën na coup d'état mën na sax jënd ay mercenaires etc. Dakar Matin waxon na ni Macky Sall waxon na ni itam waxam wéru waxna waxati waxe mais li mu ci dolli nak mo gëna yéme moy réew mi ngeen ko dénk dégluwu leen ci yéen dégluwu ci Touba dégluwu ci Tivaouane daa dem jébbalu ci ay force yu nekk bitim réew ñu koy sant muy def danañ dox tuuti ci kanam di ngeen gis li ma wax. Dakar kon idée ngi nii idi bi ak idi bi doon xalam démb li boy di wax yaay choisir dégg naa ko mu ne waat xam nga moom da cee gaaw parce que loo wax rek mu ne yàlla nee na da cee gaaw moom Idrissa Seck na génne kaamil teg waat ne miinul salon de massage wala miinul ñu koy massé moom Idrissa Seck na génne alxuraan teg waat ne xamul salon de massage miinul massage wala yam buñ paree ci loolu na Macky Sall moom jël tamit alxuraan teg waat ne dafa umpale lépp lu jëm ci complot bii buñ paree ci loolu nag ñu woo Ousmane Sonko mu waat xam nga tëdd nelaw ba mu neex réew mi di tàkk nekk ci lu ne nga xëy suba teel woy sol su costume taxaw di wax fekk ñun mënuñoo génn yow booy génn garde corps yi dar la xam nga nag ginnaaw ci Idrissa Seck yàgg naa leen wax benn mbir
te nee naa leen fen du bejaawa fen du bejaaw yàgg naa leen wax ne maa ngi dégg sax ñu ne am na benn délégation bu dem Touba ci wetu sëñ Muntaxa pour jéem fexe ni muy defee déclaration mais ci fa ñi ngi xaar xaw ma donc dafa du ko def ak ban genre déclaration mais yàgg naa leen wax fii ne leen Macky Sall bu wégee sëriñ dina ma jaaxal trop bu wégee ay sëriñ dina ma jaaxal trop bu leen ormalee dina ma jaaxal trop ndax lu bari dafay jaar ay kilifa diine di ko ñaan di wax ak moom lu ne ñu dugg ci wax ak moom ñaan ko njekk lépp du leen ko may daanaka daf leen di déglu ba pare sax xanaa bu ñibbee mer moom def lu ko neex dama ko doon wax bés ni ki tey nag jàpp leen benn mbir nekkate sëñ Muntaxa yàgg naa wax ak moom guddeeg bëccëg waa kilifa nag bu demee ne dalay ñaan te doo ko ormal doo ko jox su doo ko rus mu dina am fulla ju tolli dootu la ñaanati sëriñ Abdou Samad Mbàkke Soyib ba mu wax jom solo bu mu wax ñu àndandoo déglu Dakar Matin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maa ngi nuyu bokki Sénégal gépp yi ne ci biir réew ak bitim réew di leen ziar di leen balu àq di leen balu àq di yëkkati kàddu yoo xam ne nag donte tuuti naa ci xam naa ne sax waruma ndax maa gën a fegge ci yoon wi maa ci gën a ñàkk solo waaye sama xol nag moo sob ba mënatuma ko mun ngir ñaari yëpp benn mooy sëriñ bii fi nekk sëriñ Touba nekkal ko fi ma xam xolam ak yéeneem ci bindee fi ak ci tari bi sëriñ Touba yi xam ne mbir mi xew fan yii ba indi coow lii la ma ci wax ak kilifa réew mi njiitul réew mi xam ne waxee responsable dëgg la xam gi mu xam ne njaboot gépp ak njabootam ak fi ñu mën a ne moo tax mu waxee ca nam ci waxe xamal ko ne ko li ma lay ñaan mooy bu fekkee nee nga doonu lu sa yoon ne ñeneen ko seq te egsi ci yow yàgg-yàgg dana egsi ci yow waaye li ma lay ñaan waxtu egsi ci yow wala mu egsi njaboot goo xam ne yaa leen yilif la nga ca man lépp na nga ko defee ba mu set ndax ñëpp sa njaboote yaa leen boole jaboote loolu mooy wax kilifa te wax na ko kon nag ma bëggoon rek xëy na ñi am kumpa xamuñu ne sëñ bi wax ba ñu bari di wax ne kilifa yi nay wax kilifa yaa ngi wax de ndax seeni wax am na njariñ ci ki nga koy waxal kay moo ma tax ndax seeni wax am na waaye ñii ñi ngi wax ca kaw ñii ñi ngi wax ak moom ci suuf te sëriñ bi nag li kilifa war def wax dëgg def na ko ndax nee na ko yërëm leen te suturaal leen te fexe ba jàmmoon loolu kilifa mënu koo weesu ak kam war a wax rawatina koo xam ne ak lu mën a xam nee na yow la def kilifa nee na yow la doxal digg mag boromam li ci xol yi nag kenn xamu ko waaye ci saa yëf si loolu la wax loolu rek lañ mën a jàpp donte mooy kilifa gi réew mi sëñ bi la jàppe kilifa sëñ bi lam ko sant mooy ñëpp nga jaboote fexeel ba jàmm am ci kon ni ñëpp xam ne sëñ bi def na li mu war a def wax na la mu war a wax na ko kam ko war a wax mu des nag moom président ci boppam ñu xamal ko ne na dellu sa xelam bu baax xam ne allahumma malikal mulk tuutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha yàlla mooy buuru boor yi mooy fab nguur jox ko ko soob mooy nag ci nguur ci ko soob moo faboon nguur jox ko te bam ko koy jox yëgu ko da ko roof mu dugg ci moom mu yilif ñëpp te sëñ ñu ko bañ donte def nay formalité defe na looloo ko may loolu mayu ko ndax ñeneen nañ ko doon def te mënuñ ko am kon moo def fi xooli nit ñi ñu nangul ko jox ko seeni carte gannaaw ba mu na fawee nguur gi dugal ko ci moom sëñ ñu ko bañ loolu ba ko yàlla def it seetul ki ci gën seetul ki ci raw seetul ki ci gën a bokk daasal ko soob rek ba defal ko kon nag delloo njukkal borom boobu bii ci jaamam yi ba yërëm leen bàyyi leen xel ngir yàlla mi leen bind lu mat a bàyyi xel ni ko sëriñ bi waxee ci naaj bi ne waraa fi kulli xalqin xaqa man xalaq lu yàlla bind rek na nga sédd ak yàlla ci mbindeef moomee rawatina nag mbindee doomu aadama da cee raw ndax wana xat karam naa bani aadama
yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ci bokk dafa tax yàlla dafa teral doomu aadama kon nag li gën mooy delloo sa xel bu baax te bañ a déglu ñi nga xam ne waxtu leneen amee day ne ca gannaaw képp di seetaan ak di ree kon sa kilifa gii nga xam ne moom nga doxal si wax naa ak yow nee na yërëm leen yëf yi egsi ba ci ñi ngay yilif solution mënoo ko ñàkk ndax li nga xam ak li nga man te yàlla man loolu ko Sénégal yi ba xam nañ ne loo bëgg a defar ko loo bëgg mu yàqu yéen nga seetaan mu yàqu kon nag lii fexe ba mu jag moo gën bàyyi nit ñi di dee mbooloo mu dul jeex nar cee dee alal ju dul jee nar cee yàqu ñu bari nar cee ñàkk seen liggéey réeroo bu bari nar cee am yàqonte bu bari nar cee am bañante bu bari nar cee am sosu ci xeet woo xam ne benn lañu woon xamuñu woon kii lii de kii laala kii tukkulóor la kii séeréer la kii joolaa la kii nang doon amul Sénégal ñëpp doomi ndey doon bàyyi lañu woon tarixa yi benn lañu woon te lii ñu jëm kët bu dëkkut danañ jëm ba yàq loolu lépp yàq réew mi te loolu nag dara ci adduna war la ko jar xeex kenn waru ko jar man lijjantuma ko tooñ lijjantuma koñ tooñ xam nga lu may lijjanti jàmmi réew mi te tëwul la nag solution ba ngay def bëri ñu am jàmm bu ci bañ ñàkk ci jom bul jéem a bësal bul jéem a dëjërlante bul jéem a dëgër bopp bul jéem a wutu bañ fexeel ba réew mi am jàmm mooy sa ndam loolu moo ci am solo keneen ku la wax lu dul lii bëgg lu la jàmm. Dakar Matin. kon léegi leer na Sëñ Muntaxa wax na Macky Sall ñaan na ko njëkk Macky Sall ci boppam moo ko gàntal ci bu digg wax ji bu baax a baax wax ji dafa xóot trop nee na ko réew mi musu fee xam mbiru xeet xawma ndax déglu ngeen loolu wala mu déet mus ñu fee xam mbiru xeet te mbir yii bu demee ba ci kanam lu muy jur du jàmm kon jàppal ne Sëñ Muntaxa ñaan na Macky Sall président de la République ku toll ni xalif général murit ñun ñëpp buy tijaan beeg laayeen beeg yépp mu doon suñu kilifa ñaan la na la coow lii di am ci réew mi na dakk réew mi bu mu tàkkee say loxo nga mën kaa gàntal mooy cër bi ñu yaakaar na war nga koo jox est-ce que dëgg-dëgg jox nga ko est-ce que boo doon li ngay dem Touba yépp yooyu yépp doon ay ngistal est-ce que du ay ngistal du moom rek de am na beneen Xalifa Ñaseen bu wax lu ñu mel déglu leen. Dakar Matin. ñu ngi nuyu kilifa yëpp. ñu ngi leen di ñaan di wax naan kilifa diine yi wax leen. ñu ngi leen di ñaan kilifa diine yi wax leen. wax nañ ba bëgg a dee. kilifa diine yi wax nañ bay bëgg a dee. waaye booy wax ak ku dul dégg. booy wax ak ku dul dégg. léegi dina la dégg de. la faalewul ormalu la. daanaka waxoo te ñi yëpp seen bopp rek lañ gis seen bopp rek lañ dégg. te ñii daanaka seen bopp rek lañ gis seen bopp rek lañ dégg. ñu kooku li neex ñu wax. te ñooñu kon neexu ñu wax. kon nag li ñu am. ñun nag li ñu am. bon li ñu am. bon nag li ñu am. mooy ñu ngi ñaan yàlla. kon ñu ngi ñaan yàlla. Dakar Matin. Dakar Matin. man li ma. déet yow moom baax li nga waroon wax na ko sama gars yi dama bëgg ngeen dégguwaat Serigne Abdou Samad Mbacké Soyibou bii. Dakar Matin. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi nuyu bokki Sénégal gépp yi ne ci biir réew ak bitim réew di leen ziyaara di leen balu àq di leen balu àq di yëkkati kàddu yoo xam ne nag doonte tuuti naa ci xam naa ne sax waruma ndax maa gën a fegge ci yoon bi maa ci gën a ñàkk solo waaye sama xol nag moo sob ba mënatuma ko muñ ngir ñaari yëpp benn bi mooy sëriñ bii fi nekk di sëriñ Touba nekkal ko fi ma xam xolam ak yéeneem ci Sëñ Muntaxa ree rek lay def ci day gi sëriñ Touba bëgg jàmm bëgg Macky Sall nag su ma ne bëgg Macky Sall boo ko gis ak Macky Sall day sàmmante ak moom xanaa ko bu demee ba ñaar xam ne waxee responsable dëgg la xam gi mu xam ne njaboot gépp ak njabootam ak fu ñu mën a ne moo tax mu waxee ca nam ci waxe xamal ko ne ko li ma lay ñaan mooy bu fekkee nee nga doonul lu sa yoon ne ñeneen a ko séq te egsi ci yow yàgg-yàgg dana egsi ci yow
waaye li ma lay ñaan waxtu egsi ci yow wala mu egsi njaboot goo xam ne yaa leen yilif la nga ca man lépp na ko def ba mu set ndax ñëpp sa njaboot yaa leen boole jaboot loolu mooy wax kilifa te wax na ko kon nag ma bëggoon rek xëy na ñi am kumpa xamuñu ne sëñ bi wax ba ñu bari di wax ne kilifa yi nay wax kilifa yaa ngi wax de ndax seeni wax am na njariñ ci ki nga koy waxal kay moo ma tax waxtaane waaye ñii ñi ngi wax ca kaw ñii ñi ngi wax moom ci gaay li ñëw après moo gën a neex ndax nee na ko yërëm leen te suturaal leen te fexe ba jàmm am loolu kilifa mënu koo weesu ak kam war a wax rawatina koo xam ne ak lu mën a xam nee na yow la def kilifa nee na yow la doxal digg ma boromam li ci xol yi nag kenn xamu ko waaye ci saa yër si loolu la wax loolu rek lañ mën a jàpp dégg nga li wax li ci xol yi kenn xamu ko si saa yër rek loolu la wax sëñ bi lam ko sant mooy ñëpp nga jaboote fexe ba jàmm am ci kon ni ñëpp xam ne sëñ bi def na li war a def wax na la mu war a wax na ko kam ko war a wax mu des nag moom président ci boppam ñu xamal ko ne na dellu sa xelam bu baax xam ne allahumma malikal mulk tuutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha yàlla mooy buuru boor yi mooy fab nguur jox ko ko soob mooy nag ci nguur ci ko soob moo fa ban nguur jox ko te bam ko koy jox yëgu ko da ko roof mu dugg ci moom mu yëg yëpp te sëñ ñu ko bañ te nee na bu ma koy jël dama koy rocci def formalité defe na looloo ko may loolu mayu ko ko ndax ñeneen nañ ko doon def te mënuñu ko am kon moo def fi xooli nit ñi ñu nangul ko jox ko seeni carte gannaaw ba mu na fawee nguur gi dugal ko ci moom sëñ ñu ko bañ loolu ba ko yàlla def it seetut ki ci gën seetut ki ci raw seetut ki ci gën a bokk daa seet ko ko soob rek ba defal ko kon nag delloo njukkal borom boobu yi ci jaamam yi ba yërëm leen bàyyi leen xel ngir yàlla mi leen bind lu mat a bàyyi xel ni ko sëriñ bi waxee ci naaju ne waraa fi kulli xalqin xaqa man xalaq lu yàlla bind rek na nga sédd ak yàlla ci mbindeef moomee rawatina nag bindee doomu aadama da cee raw ndax woon xat karam naa bani aadama ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ci bokk dafa tax yàlla dafa teral doomu aadama kon nag li gën mooy delloo sa xel bu baax te bañ a déglu ñi nga xam ne waxtu wu leneen amee day ne ca gannaaw képp di seetaan ak di ree kon sa kilifa gii nga xam ne moom nga doxal si wax na ak yow nee na yërëm leen yëf yi egsi ba ci ñi ngay yilif solution mënu ko ñàkk ndax li nga xam ak li nga man te yàlla man loola ko Sénégal yi ba xam nañu loo bëgg a defar ko loo bëgg mu yàqu yéen nga kon nag lii fexe ba mu jag moo sëriñ si ñoo la gën a xam Macky Sall booloo mu lu leer laa la wax alal ju dul jee nar cee yàqu ñu bari ñan cee ñàkk seeni liggéey réeroo bu bari nar cee am yàqonte bu bari nar cee am bañante bu bari nar cee am sosu ci xeet woo xam ne benn lañu woon xamuñu woon kii lii de kii laa la kii tukkulóor la kii séeréer la kii joolaa la kii nang doon amul Sénégal ñëpp doomi ndey doon bàyyi lañu woon tarixa yi benn lañu woon te lii ñu jëm kët bu dëkkut danañ jëm ba yàq loolu lépp yàq réew mi te loolu nag dara ci àdduna war na ko jàll xeex kenn waru ko jàll man lijjantuma ko tooñ lijjantuma koñ tooñ xam nga lu muy lijjanti jàmmi réew mi te tëwul la nag solution ba ngay def bëri ñu am jàmm bu ci bañ ñàkk ji jom bul jéem a bësal bul jéem a dëjërlante bul jéem a dëgër bopp bul jéem a wutu bañ fexeel ba réew mi am jàmm mooy sa ndam loolu moo ci am solo keneen ku la wax lu dul lii bëgg lu la jàmm Dakar Matin. jàng naa terme bees dëjëlante ma ki da ko bëgg de ma ñëw ci ñeseen ñu Dakar jàll Matin. ñu ngi nuyu kilifa yëpp ñu ngi leen di ñaan di wax naan kilifa diine yi wax leen ñu ngi leen di ñaan kilifa diine yi wax leen Dakar Matin. la ñu jàpp mooy Dakar Matin. ñu ngi nuyu kilifa yëpp ñu ngi leen di ñaan di wax naan kilifa diine yi wax leen ñu ngi leen di ñaan kilifa diine yi wax leen wax nañ ba bëgg a dee kilifa diine yi wax nañ bay bëgg a dee waaye booy wax ak ku du dégg daanaka waxoo te ñi yëpp seen bopp rek lañ gis seen bopp rek lañ dégg te ñii daanaka seen bopp rek lañ gis seen bopp rek lañ dégg kooku ñu neex ñu wax te ñooñu kon neexu ñu wax nag li ñu am ñun nag li am bon li ñu am kon nag li ñu am mooy ñu ngi ñaan yàlla kon ñu ngi ñaan yàlla Dakar Matin. Dakar Matin. très bien Dakar Matin ngoog te nag tey dafa am loo xam ne dafa ma neex trop xam nga APR bañ koy sos dégg na sax tur bi ci Alioune Badara Cissé la génne mooy médiateur de la République ndeysaan tey def na discours bu daw yaram wax na ci kilifa diine yi ni leen war a ormal la jox leen cër oh Dakar Matin. Alioune Badara Cissé suñu kilifa yi fi nekk ñoo gën a kawe ñëpp Alioune Badara Cissé déglu lu muy wax déglu nañ leen déglu leen
li Aline Badara Cissé wax bu baax a baax wax nañu gannaaw tey te inshallah tant que ñoo ngi fi duñu foog noppi naam déglu bañ leen war a déglu defaguñu ko ndaw nag bu naree réer wala mu nar a sànk bu ko mag di wax du ko déglu ndax day foog ni position ya mu yor tax na waratul déglu kenn day foog ni position ya mu yor ku ko ñaan njëkk sañ naa bañ waaye mag moom dafa di ëkk wala mu di xeer ndaw di nen bu dalee ci kawam mënoo muusuwaane ba gaañ ëkk boobu ñun ñooy ndaw ñi dañ leen bàyyi xel jox leen orma te di leen déglu di leen bàyyi di leen consulter balaa dara di xew di leen consulter bu dara xewee di jël seen xalaat ak seen recommandation ñu ko jëfe bu ñu ko defee duñ juum de waaye bu fekkee dañu réer ngir lañu wër ngir corne yi ngir klaxon yi ngir moto yi ngir naamaar yi ngir alal yi ngir su boobaa on va passer à l'essentiel am nañu yaakaar lool ci ki nga xam ni moo fi toog wax nañu ko ay yoonu naam na yàlla def ci moom déglu ba moom balaa dara di xew mu ci waxtaan ak ñoom toute confession confondue ñi bokk ak yow sax ñu ngi lay wax mu yeneen këru diine ndax ñoom ñoo ko ŋànk d'abord balaa muy egsi ci yeneen loxo bu ñu woote woon tey ñun ñu woote fii ñuy ñëw fee du ñu sax maas ñuy ñëw fii du ñu seen maas ci at du ñu seen maas ci xale bi du ñu seen maas ci mën a joxe seen bopp du ñu seen maas ci mën a jaayante kon amuñu ku leen su ñu ngi leen di jégalu ci li nga xam ni am na fi te ñoom ñu wax ci te ba tey jàpp naa ne nañ leen war a déggee nañ leen war a dégloowee déggee wuñu leen ko dégloowu leen waaye bu ñu topp ndax gannaaw ñoom wax naa ko sànq bu ñuy juddoo ñoo ñuy jox tur bu ñuy wuti soxna ñoom ñoo ñuy wutal wala bu ñuy maye soxna yi bu ñu amee njaboot moo koy tudd bu ñu demee ba suñu borom wàcc ci ñun la ko soob ñoom ñooy ñëw toppatoo ñu jébbal na suñu borom ñooñu amul kenn sutu leen ci ñun kon nag balaa ñuy xaar ba ñu tëral ñu ñuy jébbal suñu borom ñu soog a xam ne kii kat ndekete nañ ko teel a xam teel ko jox orma teel a xam ay jikkoom ak ay sañ-sañam ay capacité ci ñun ñu teel leen ko jébbal seen sañ-sañ nag ci réew mi moom c'est intégral te loolu élection joxewu ko yàlla moo leen ñu leen dénk te dañu leen di laaj yéen kat ba ñu leen dénkee réewum Sénégal jamono bu mu yëngoo lan ngeen ca def mooy woote mooy wax mooy naqarlu mooy am métit yaakaar ni bu ñu ko waxee ñun daañu dégg daañu déglu te daañu ko jëfe yàlla na yàlla gis nga ñi jege Macky Sall sax ñu ngi koy jëma mais dëjënt lay def de dëjënt ñu ñëw nag gars yi ci Antoine Diome ministre de l'Intérieur c'est la catastrophe dama koy seetaan ba si yàgg ma ne bon est-ce que c'est la jeunesse moo tax muy waxee ni mooy fàttali royu ki na lam boobu muy wax ma ngay tallaxu di rajaxu di la wax nu ma neex laay waxee am na woyam boobu muy wax mi avec un ton le menaçant guerrier ñooy fàttali les apprentis dictateurs yooyu les apprentis dictateurs yooyu waxatuma ñu ñuy traité de terroriste ay dóor la de terroriste yooyu ay dóor la laa leen wax la lañ bëgg rey suñuy doom est-ce que lim bi exact xam nañ ko bal réel musuma gis arrogance bi musuma ko gis di leen traité de terroriste xale yi génnoon nee nañ ay terroriste la dana force restera à la loi man dama koy tontu ci benn fa quand force restera à la loi mais dans l'illégalité et la dictature le devoir de résistance est une obligation jël may naa leen boobu quand force restera à la loi mais dans l'illégalité et la dictature le devoir de résistance est une obligation
maa leen may boobu quand force restera à la loi mais dans l'illégalité et la dictature le devoir de résistance est une obligation. L'affaire est une affaire strictement privée, d'accord? Adji Sarr contre Ousmane Sonko. Chaque jour, journaux yi boo ci ubbi gis ci viol. De viol lañu wax ñoom. Moom dafa tàmbale na qui occupe 2 citoyens d'égale dignité yoo may droit. Lu ci état wut si ba riigu ci Adji Sarr contre Ousmane Sonko. Adji Sarr contre lan la ci état wut si ba riigu ci ba tey ji mu nekk un dossier d'état. Question simple. Ma continue. Yéen section de recherche ba ngeen entendre Adji Sarr Ndeye Khady Ndiaye Aïssata ba def seen confrontation kenn ci section recherche wala ministère de l'intérieur xamuñu ne wala procureur de la république xamuñu woon ne Ousmane Sonko député la lu tax ñu yabal ko convocation te du flagrant délit boo leen ko xamutoon toto tàpp paatay ngeen mooy ay ni laar ngeen boo leen ko xamutoon ne pour ngeen mën a entendre Ousmane Sonko faut ngeen lever immunité parlementaire donc affaire c'est privé tey nag ma wax la monsieur le ministre jox la ay piste am nga ay agent de renseignement ma jox la ay piste yoo mën a jaar yu baree bari xam nga déglu leen lii ba pare ma doog a ñëw. Dakar Matin. ñu ko jël seen bopp seen taatu bopp oto bi féetale ko ak goudron bi xam nga comme ñun duñ xamal ko oto bu ñuul kub ñaari góor ñoo nekk ci oto bi ak kenn ku jigéen. Très bien. Kenn ku jigéen kooku muy wax jotagul de wax jotagul alors kenn ku jigéen kooku muy wax Aïssata Ba ñu entendre ko mu confirmer waat kenn ku jigéen kooku ma nga woon bigil section de recherche di saaga Ndeye Khady Ndiaye fu mu gën a ñaawee léegi ñuy laaj ku jigéen kooku kan la nañu section recherche xam na muuruwul xam nañ ko section de recherche na wax ku jigéen kooku doon saaga Ndeye Khady Ndiaye di ko wax na ko dag ñoo bëgg a yàqal suñu dil d'ailleurs ministre bi nee na nañ ko teqali ko doomam duma jaar ci kàddu gi dugal ko ci biir kaso bi ku jigéen kooku kan la ku jigéen ki nekkoon ci biir oto bi jël ci Adji Sarr fii da dana c'est une affaire privée rek kan la ku jigéen kooku nekkoon section de recherche di saaga Ndeye Khady Ndiaye di wax na ko yaa ñu bëgg a yàqal suñu dil ku jigéen kooku pare gu ma de ku jigéen kooku mas naa dem ci salon Ndeye Khady Ndiaye dafa pédicure manucure gommage xale bi ka doon defal sax xam naa turam yaruma ci yegg ba mu fay dem da doon inspecter les lieux
dem na ba wax jotagul dem na ba wax bay coytu ne dégg naa Sonko fii lay maase woo boobu mu ngi dem inspecter les lieux de coytu même ku jigéen kooku moo nekkoon section de recherche di saaga nañ lijjanti kooku rek lu tax kooku kenn du ko laal lu tax kenn du ko laal kenn du ko tudd section de recherche xam nañ ci li may wax ak ki may wax ba ñuy saaga pour lan la woon mu changer version ba Ndeye Khady Ndiaye nekkee section de recherche moo ñëwaat ak oto bu ñuul bi ci salon bi Adji Sarr jël ay bagaasam mu yóbbu ko wax bi jotagul de monsieur le ministre seetal ko kan la mën naa wàccal par Karim na xam nga ko yaay ministre de l'intérieur agent de renseignement yëpp yow soo bëggee ñu xam nga ko de xam nga ko nag xam nga ko agent de renseignement yëpp mën na leen koo génnal xam nga ko monsieur le ministre may laajaat benn mbir boo convoqué nit 9h yow kay heure de convocation bi rek na ko fa fekk fu muy jaar moom la neex Macky Sall sens interdit la jëlal bañ ko convoqué commissariat central pour indi mbooloo Sandaga bi foofu Nissan ak Moustapha Cissé Lo ñu ànd ca cortège ba Galas Kantoum ñëw taxaw Khalifa Sall doxee mairie ba ak Seynabou Wade ñëpp taxaw Moustapha Cissé Lo di wax ne kenn du làq doom dóor doom loolu du fi amee te tey bu ñu laajoon procureur Ousmane Diagne ci wàllu blanchiment boobu ma ci sori waa léegi lu tax xam maa ngi naqarlu bu baax a baax caserne gendarmerie yuñ kayaase waaye maa ngi leen di wax ba le pass dama am lu ma bett lool ba ma gisee gendarmerie ak police bloqué cortège Ousmane Sonko pour retarder loolu pour wut chef d'inculpation yu bees yi ko yóbbu tey ji garde à vue donc la police et la gendarmerie ont été complices d'un complot politique pour trouver de nouveaux chefs d'inculpation contre Ousmane Sonko naqari na ma lool nag ñuy attaquer suñu institution yooyu il faut ñu wax ñu lu tax beneen mbir mi dégg naa soxna Aïssata Tall Sall mu wax terroriste benn terrorisme c'est faux ñan lañ yab fi benn terrorisme amu fi dañuy yab lu tax suñu force de défense et de sécurité yi terroriste duggul ci réew mi def lii sénégalais yi ñoo maar ci lii waaw kii il faut que ma jël ko wax ak moom 2 minutes parce que waaw kilifa gi ça va léegi man maa ngi live nii su ma paree dinaa la jël pour interview bi ok non audio yow làqatul fi nga nekk rek ok
gaay di ngeen am lu bes tak la leen di jox la ilaha illallah lu bes tak la leen di jox ki ma woni motax mun mako won ba jël comme dañuy wax rek ñoo ne non dañuy inventé man lay go lu bes tak la leen na jox tak ay sa total sal neena ay terroriste fi ben terroriste amu fi gaay live sa xaar ma jëm ko arrêté parce que ki dafa dañu xaw yakam tuti symbole France yi gaay attaqué parce que dañoo gis ne dañoo delo wat Sénégal ci ak ndiam bolé ci nak gaay dañoo xif dajje o say jël la fa nek dañoo delo Sénégal ci ak ndiam ñi dañoo am complexe France ba ñu kontangal cëpp voyager Air France cëpp dox Champs-Élysées naan benn café complexe France jël suñu tenn pétrole jébbal ko terre France voilà alors que fatte nañ ban type de génération lañ am légui faale wuñ tubaab yi on s'en fout des Français on les respecte mais dañu bëgg and nawlé ñu wek leen du ñew root fi lu leen neex boy wax ak Sénat de lox voilà la vérité c'est les Sénégalais ñoo révolté wu ne trop c'est trop mais les seuls terroristes yi Sénégalais yi identifié gis leen jaxaram moy ñu nekk ci régime bi mu ne terroriste yooyu rek laa fi gis ñoom ñooy wax ak ñun ak arrogance ñooy def lu leen neex dara du leen ci fekk ñooy xiifal askan wi ñooy jël alalu askan wi chaque jour nga dégg scandale financier ñooy jël force de l'ordre di ñu dóor ñoo ñuy jël boole ñu timit ak justice bi jël seen justice buñ moom di tëj nit ñi ñoo wegul timit suñuy sëriñ man de terroriste yooyu laa fi gis à part loolu terroriste amu fi bu terrorisme amee ñuy incarner régime bi ñoom ñooy terroriste yi gis nga loolu dafa naqari sax Alioune Badara Cissé ba wax na ci armée bi déglu leen baax mu wax Dakar Matin. waaye génn alkaati yoo xam ne depuis 1 an ba ñu déclaré pandémie bi ba léegi ñoo ngi ci biti xamuñu lu xew seen kër ñoo ngi ci mbedd bi duñu añ duñu reer duñu def dara parfois ñu nekk ci lëndëm gi di régler circulation topp duñu ko sont fatigués de courir dañu tokki ci topp gars yi di daw dans des zones yoo xam ne ñoom maîtriser wuñu ko dans des quartiers qui ne maîtrisent pas dans des rues des quartiers populaires yoo xam ne seen i oto xaju fa te dàq seen i ñooñ ñi leen dóor balu fetal du loolu lañ leen ci jële les réquisitions des commandants de zone mais c'est pas ça la vocation de l'armée ce n'est pas de traquer du civil la ñuy xaar ci soldat nekkul di topp civil den dóor ay balu fetal mooy défendre civil mooy ñoom ñu ñàkk seen ay nelaw pour que civil yi mën a nelaw ba yandoor mooy nekk ci frontière yi fexe ba Sénégal aar ko kaaraange goo xam dafa mucc ayib ñoom bu ñu xëy di dem kenn ci ñoom mënul wax ni doon dellu si kër pourtant ñun ñoo tax ñuy dem boo leen gisee biir région yi nekk dans le sud ñu gas ay pax def ay branche ci kaw dëkk ci suuf di toggal seen bopp di taaba def fa 1 an ou 1 an et plus ñu mën leen jàmmal tuuti nekkuñu bu ñu état de siège ba ñu war leen génne ci mbedd yi ak seen ay chars de combat maanaam signaux yi nga xam ne ñu ngi koy joxe dafa nekk des signaux de paix et de sérénité waaye bu fekkee foo dem rek takk der taxaw dégage non c'est pas ça un peu de correction pour nos populations sans lesquelles nous n'existerions pas. Dakar Matin. Dakar Matin. ak wax dëgg kon gars yi ñu tàggatoo mais di ngeen am lu neex ci kanam
Senegal es un lugar donde yo me manco. suba la Ousmane war a dem fële wuy ji yàlla yàlla def jàmm Senegal es un lugar donde yo me manco. Senegal es un lugar donde yo me manco. Donde yo me manco.